téléspectateurs yi safoo ci ànd ak ñun ci ITV yegsi leen ak jàmm ci seen bloc d'information la totale bu talaata bu alarba fukki fan ak juróom-benn ci weeru février ci atum 2022 alors mbokk yi xam ngeen ko élection locale yi weesu na ñu commencé di sanc lii ci conseil municipal yi ñan ñooy nekk ci biir bureau bi kan moo war a nekk adjoint wala adjointe nan la ñu war a mën a taxawalee bureau bi ba ñëpp ñi xam ne dañoo bokk ci société bi mën cee gis seen bopp loolu nekk ay mbir yoo xam ne loi moom moo ko tëral waaye yenn saa yi ngir ñu matale ko day am ay jafe-jafe ñi xam ne dañu war a doxal parité bi yenn saa yi nuñ koy demalee du mel ni mu gënee wala ay rëkk am ci jigéen ñi xam ne ren ji lay gis nañ leen ñu am doole loolu ci élection locale yi nan lañ leen war a mën a wéy a taxawalee ci seen liggéey ndax mandat bi juróomi at yoo xam ne am na ay attentes yoo xam ne dañ ko war a matale loolu mooy poñ yi xam ne dañ koy waxtaanee tey ci seen bloc d'information locale mi xam ne dañu am mbégte dalal ci plateau bi madame Bintou Sidibé Diallo nekk secrétaire exécutif bu conseil sénégalais des femmes muy COSEF ñu nuyu ko bu baax madame Sidibé wala madame Diallo nuyu la bu baax bàyyi la nga nuyu waa Sénégal waaye itam sama ko jigéen ñi ñuy seetaan fépp ci biir réew mi ak ci àdduna bi. jërëjëf monsieur Fall maa ngi leen di remercier ci dalal bi ngeen ñu dalal tey ñun waa COSEF di kontaan ci invitation bi waaye di nuyu képp kuy sénégalais képp kuy auditeur toog di ñu seetaan. voilà alors moo fàttali ne yaa fi représenté waa COSEF mi xam ne kii seen jiit mooy madame Gassama moom moo nekk présidente nationale bu COSEF ngeen nekk doon taxawu jigéen ñi laata élection bi ngir nan la ñuy demee ànd ci ak yeneen kuréel yoo xam ne ñoo ngi ci biir réew mi ngir jigéen ñi xam seen àq ak seen yelleef ci élection yi ak itam nan la ñu war a defee seen liggéey ci nu mu gënee alors déjà première évaluation élection yu weesu na jigéen ñi am nañu candidat yu bëri yoo xam ne bokkoon nañu ci am nañu itam ñu bëri ñoo xam ne mën nañ ko wax mujj nañ cee am ndam su fekkoon ne da ngeen doon def évaluation ci processus électoral bi soo leen ko xoolee ci bëtu jigéen ñi lan ngeen ci mën a jàngat. waaw bala may ñëw ci laaj bi damay rafetlu li nga invité le conseil sénégalais des femmes avec à sa tête sama présidente Rokhyatou Gassama kon ci turam may li leen sant di ci tur aussi conseil d'administration bi ak comité directeur bi waaw conseil sénégalais des femmes nag il faut que xëy na am nañu ko xam kenn du ko laaj ci réew mi waaye baax nañu fàttali asan waaw di wax ne conseil sénégalais des femmes lu ko tax a jóg dafa di ONG boo xam ne juddu depuis 2011 am banqaas ci réew mi ci 14 régions du Sénégal bu nekk am na kuréel bu ko fa taxawal maanaam antenne régionale am ay antenne départementale ak ay antenne communale waaye tamit li ko tax a jóg li nga xam ne moom mooy li domaine bu muy liggéey maanaam gën a ñoŋal taxawaay jigéen ci politique jigéen ñi politique waaye fexe ba nga xam ne dinañu àgg ci fépp fu ñuy nasee ak fu ñuy noccee maanaam ci instance de prise de décision yi ñu ànd ci nag di ci tàggat jigéen ñi di leen accompagner depuis ci phase yi ñu nekk ba ak ci fi ñu toll nii waaw pour tontu nag ci sa laaj ñu ngi jógee ci élection maanaam ay jongante yoo xam ne jigéen ñi yàgg nañu am taxawaay ci réew mi waaye gis nañ ne taxawaay boobu dafa yokk ndaxte boo xoolee jigéen ñi daan jiite ay liste waaye bëriwul fi mu toll nii buñ ko càmbaree 100 liste ay jigéen jiite nañ ko ci biir loolu ñaar fukki jigéen tabb nañ leen ñu jiite ay collectivités territoriales maanaam boo xoolee ci nombre limu maire yi toll na ci fukk ak juróom-ñett maanaam 18 limu présidente conseil départemental yi ñoom aussi am nañu ñett ci fu ñu toll nii waaw di wane rek ne avancé yokkute am na maanaam jóge nañu ci 15 maires ñëw dal ci 20 waaw kon bokk amoon nañu ñu am nañu ñetti présidente conseil départemental kon di wane pas-pasu jigéen ñi ak seen taxawaay ci bëgg a avancer ci domaine politique. léegi ni ngeen ko waxee évolution am na jóge ngeen ca 15 yegg ci 21 waaw daam yoo xam ne ñooy jiite ay gox-goxaan mu nekk conseil départemental wala mu nekk liiti maire bi en tant que tel. waaye lan am na ndax gis nañ leen démb ngeen amoon ab janoo ak taskatu xibaar yi ngir doon a wax yéen ak waa ONP mooy observateur national de la parité lu jëm ci conseil municipal yi bureau yi nan lañ koy tëralee ndax dafa mel ne am na ci yenn bërëb yoo xam ne yéen dañ koo seetlu ne jalgati da ci am jalgati su ci amee ci ban boor la ak ci ban anam nan ngeen yaakaar ne jigéen ñi dañ fa waroon taxaw te taxaweew ñu ci. waaw
xam nga Sénégal dafa nekk réew moo xam ne dafa wàccoo dafa signé traité yu ay convention ak ay loi dal yoo xam ne au plan international dafa wane gis-gis ne dafa war a gunge jigéen ñi suñu charte ndeyu réew mi tamit constitution bi dal di yemale góor ak jigéen maanaam ci fu ñuy occuper ay fonctions maanaam égal accès des hommes et des femmes aux mandats et fonctions waaw kon loolu dafay wane ni jigéen ak góor dañu war a yem taxawaay kon boog tey jii bu ñu yegsee ci jongante collectivité territoriale yi jigéen ñi dal ci am ay ndombo tànk war a nag ñu yegsi ci commission yi loi bu am solo boobu ñu am en 2010 di la loi sur la parité maanaam di yemale góor ñi ak jigéen ñi ci seen toogaay ci biir fu ñuy naseek fu ñuy noccee ñu adopté ko en 2010 waaye yemuñu ci dañ ci dal di toftal décret d'application nga xam ne au mois de juin 16 juin 2011 maanaam benn at après loi bi ci lañ ko génnee décret boobu nag dal di leeral fi nga xam ne foofu la parité bi war a appliqué woo kon boog tey jii bu rombee avancé jigéen ñi ni mu firndewoo à travers lim bi nu mu yokkoo dañu am défi bi ñu am nag maanaam ñu fexe ba fépp fu comme conseil municipal am ñu toog fa ci lim bu paritaire maanaam góor ak jigéen dañ leen di jàmmante dale ko nag ci bopp bi maanaam ci maire bi ba ci adjoint yi mu am maanaam bu fekkee góor moo nekk ci kanam mooy doon maire bi jigéen mooy doon première adjointe bu dee jigéen moo doon maire bi kon góor gi ku góor mooy nekk premier adjoint naka noonu bu dee ci conseil départementaux yi la tamit bu dee jigéen moo nekk ci kanam góor mooy doon premier vice-présidente bu dee jigéen moo nekk ci kanam góor mooy nekk première vice-présidente maanaam parité bi dafa war a intégral te dafa war a alterner niñ ko defee ci liste yi de candidature yi ba nga xam ne ku respecté wul parité du ñu jël sa liste maanaam irrecevabilité loolu tamit mooy nekkaat ci biir commission yi ak ci biir bureau yi kon boog loolu moo tax tey du ñu mën a nangu benn yoon li nga xam ne mooy parité bi ñu salfaañe ko ci biir tegini commission yi yu bureau yi yu collectivité territoriale est-ce que dafa am ay gox yoo xam ne da ngeen leen joxoñu gum baanaam wala ngeen seetlu ne loolu am na fa ndax yaa ngi wax ne parité ba dafa tàmbali ci ba ñuy defar liste ba déjà mais bon on se rappelle que ne itam mbir yi dem nañu ba dépôt ba am liste yoo xam ne validé nañ ko alors que ne ci biir nee nañ leen ni ñu waroon defee parité bi defewuñu ko maanaam góor te jiitu jigéen topp ci wala jigéen jiitu góor topp ci am na gox yoo xam ne joxoñ nañ leen ci baaraamu tuuma ba préfet bi wala sous-préfet bi mu joon génn di wax ne erreur humaine la mais fi mu toll nii su fekkee ne conseil municipal yi commencé nañ leen installé yan gox ngeen jàpp ne fi mu toll nii suñ leen mënee woowee ay mauvais élèves ñoom ñoo nekkagul ci yoonu doxal parité bi loi bi ci nu mu gënee. waaw fi mu toll xam nga jigéen ñi dañoo organiser wu dañoo lëkkaloo depuis ci niveau national bi ba ci base bi maanaam tey conseil sénégalais des femmes dafay coordonner li ñuy wax le réseau de veille et d'alerte maanaam di càmbar di xool di topp. ak ONP nga xam ne mooy bët bi nga xam ne mooy xool di observer bu amee violation mu wax ko waaye lépp lu xew ci mbiru parité bi di ci lëkkaloo ak jigéen ñi di ci waxtaan tey nag ñu ko def ak Rokhyatou Gassama tey ñoom ñooy càmbar affaire bi nekk ci réseau de veille bi léegi nag ñu dal di organiser wu dal di teg ay antenne régionale de veille ci juróom-ñaari région ñooñu tam am seen ay décentralisation maanaam ay points focaux waa seeni car-car yu wàcc ba ci suuf maanaam ci département yi bu ko defee nag liggéey boobu moo na nekk di doxal ci biir doxalin bi ñu ngi xool gox yi gis ne am na nag ñu bëri ñu respecté parité bi loolu moom dañ ciy jaajëfal président de commission yi ak présidente de commission yi ak aussi maire yi nga xam ne ñoom nangu nañu doxal parité bi par contre nag ñi nga xam ne doxaluñu ko dañ leen di joxoñ baaraamu tuuma tey jii fu mu toll nii amuñu lim bu pare parce que ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci càmbar bi di xool ndax lépp looy wax dafa war a tey ni ñu fexee ba génneel leen ne ñaar fukki jigéen ñoo nekk ci bopp collectivité territoriale yi noonu lañ leen waree jox un chiffre exact buy wane ni nangamu bureau paritaire uñu waaye nag li ñu mën a wax moom am na ay bureau yu bari yoo xam ne paritaire uñu kon boog loolu moo ñuy indi ci ñu war a
pas-pas am pas-pas teg mécanisme yi nga xam ne nag moom la ñuy ànd ak ñoom ba li nga xam ne jalgati nañu yoon minute ñu fexe bañ delloo si yoon. ci nan ngeen ko war a jaaree yaa ngeen di wax ne am na yu bëri yoo xam ne jalgati yoon gis nañ ko fa muy ñàkk parité bi waaye mbir yi def nañu installation ba noppi ñenn ñi tàmbali sax liggéey ci seen i mairie nan ngeen nar a def ba liggéey bi su fekkee ne parité bi dañ ko respecté wul ñu delloo si waat su fekkee dañuy weñ seen loxo wala leneen lu ñuy def ndax ñenn ñi soo leen laajee dañ la wax ne la ne dañuy wax ne parité respecté wuñu ko waaye nombre de dames ak nombre d'hommes yu nekk ci biir liste yi benn la ci biir équipe municipale bi. waaw même bu lim bi yemee dafa am loo xam ne xam nga loi buy wàcc dafay ànd ak décret d'application dal di lay leeral le champ d'application maanaam ci fan lañ ko war a defee ak naka lañ ko war a defee fi ñu ko war a defee wax nañ ko mooy bureau yi ak commission yi ci collectivité territoriale yi waaye tamit dañu la dal di leeralal ni ci biir bureau yooyu nañu lañ fay toogee wax naa ko sànq ma baamtuwaat ko président ba bu dee conseil départemental ca la bokk bu dee mairie la conseil municipal maire bi ci la bokk kon boo xasee ba teg rek maire bu góor ku jigéen moom ngay toftal ci moom ñu koy jàmmante bu góor toppee jigéen topp si wala jigéen tegu góor topp si di ko jàmmante noonu ba nombre de d'élus yi ngeen war a am mu jeex ci liste bi waaw loolu mooy li nga xam ne moo war a nekk. est-ce que noonu lañ ko bindee écrit noir sur blanc parce que ñi koo ci wax rek da lay wax na la non jigéen ñee góor ñi ñoo yam bon suñu bokkee lim rek parité bi respecté nañ ko selon ñoom. waaw xam nga décret d'application baa ngi nii dafa leer te bu may jël exemple am na yenn yoo xam ne mun nañ ko tudd lu ci mel ni Ngor commune de Ngor lu tax ñu koy tudd nag parce que foofu autorité locale bi dafa am taxawaay bu am solo ndax bi nga xamante ne maire bëgg naa jalgati yoon moom dafa dal di wane ne moom taxawaayu kilifaam en tant que autorité locale mayu ko mu seetaan lu ni mel ba tax na moom jël na ay responsabilités loolu kon dañ ko ci dañuy rafetlu taxawaay bu ñu mel ndax nul n'est censé ignorer la loi ba pare nag loi bu ñu voté appliqué dañ ko war a appliquer waaw di wax ne décret d'application bi mi ngi nii ndaxte foofu ci Ngor ñoom lu ñu revendiquer mooy ndax signé nañu ko xam nga loolu nag dafay dal di doon mbir mu doy waar Alassane ndax lu fu ñu demee ba ñu voté loi booba projet de loi ba kenn du jiitu na ko te kenn du wax ne amul signature donte texte yu ñuy reproduire du am signature mais original bi daf koy dal di am waaw loolu mi ngi su fekkee ne mën nañu jël gros plan li ci décret voilà bi décret d'application buy wax ci lépp c'était lu sous jëm la magistère de monsieur Abdoulaye du président Wade gis ngeen Souleymane Ndéné Ndiaye en tant que premier ministre moo ko loolu mooy décret d'application buy wax ci mbirum parité ak itam ci nan la ñu war a mën a defee distinction ñi xam ne ñoom ñooy jiitu ak ñan ñooy nekk seen ginnaaw kon signature bi moo ngi pour peut-être ñuy wax lu jëm ci mbirub signé nañ ko wala déet waaw ak tamit di leeral ndax article 2 bi dafa dal di ne ci conseils régionaux yi lañ ko war a appliquer xëy na ak acte 3 bi loolu dal dina changer ak communauté intégrale bi waaye dañuy dal di ñëw nag ci bureaux municipaux yi ainsi que leur commission yi itam buñ ko fàtte ndax loolu dafa mel ni buñ ci daf cee am solo donc bureau yeeg commission yi dañoo war a paritaire donc Assemblée nationale ses bureaux et ses commissions loolu yëpp dafay leeral fii nga xam ne foofu la ñu war a doxalee parité bi donc bureau du congrès du parlement bureau du conseil économique social et voilà yooyu xam nga booba temps appellation yi am na yu ci changé en appellation donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne nit ñi dañ ko war a xam te defe naa ne ñun aussi suñu campagne de sensibilisation bi dinañ ko continuer te loolu moo tax sax COSEF dafa dal di am benn projet bu mu génn ci biir élection yi fas ko yéene doxal na phase préélectorale doxal phase électorale ba léegi ñu ngi jëm ci phase post-électorale avec le projet bu ñu tuddee projet COSEF élection locale 2022. d'accord léegi nag post-électoral boobee ci lay yegsi ndax ni nga ko waxee d'accord mbiru parité bi wax ngeen ko di ngeen topp yoon ba lépp loo xam ne may nañ leen ko ci ngeen mën ko ci def ngir jigéen ñi ak góor ñi mën a tolloo lim bi ak itam nañ ko yoon waxee ku nekk su kii ji bokkee topp ci ginnaaw leneen jigéen ñi sa fal nañ leen liggéey bi léegi ndax ñenn ñu bëri dañ lay wax ne la non diw fal nañ ko waaye xamuñu lu mu mën diw fal nañ ko waaye est-ce que xam na mission am en tant que waaye itam diw fal nañ ko
est-ce que dinañ ko gën a dooleel ci accompagnement bi ci war ngir mën a xam mission ba koy xaar su fekkee njiital commission la wala entre simple adjointe la wala koo xam ne moom moo jiite sax gox-goxaan ba. waaw merci ci question bu pertinente boobu. xam nga question boobu dañuy faral di jànkoonteeg moom waaye ñun dañu wax ne faux problème la lu tax parce que domaine politique lañ ne ku ne xam na ne bu ñuy tabb nit ci liste duñ la tabb di la laaj say diplôme dañuy xool sa représentativité ci sa gox loolu mooy doon critère de sélection bi tax ñu tabb la ci liste bi waaye nag léegi bu ko defee bu ñu doonee ba dem ba phase élu ñu élire leen ba pare foofu góor ñi jigéen ñi war a toog ñi ngay gisee ay failles ci côté jigéen ñi noonu nga ko gisee ci côté góor ñi loolu moo tax nag ñun suñu projet et programme yi nga xam ne moom la ñuy dawal ndax na ko def au-delà du plaidoyer de la sensibilisation dafa taxaw bu baax ci renforcement de capacité ndax loolu mooy tax nit ki jàng du wees jàng à tout moment war nga xam base bi nga am noo koy dooleelee ba nga xam ne li ñuy laaj ci yow ak li ñuy xaar ci yow di nga ko matale moo tax nag COSEF dafa am ay projet ay programme yoo xamante ne tey jii ci phase post électorale bi dañuy dem vers la formation des élus maanaam ñi ñu fal ba pare ñu ñëw ci ñoom bu ñuy ñëw ci ñoom nag dañuy commencer ci xam seen àq ak seen yelleef ñoom ñëpp góor nag di jigéen ñu xam ne tamit li nga xam ne mooy collectivité territoriale charte yi ko ëmb ak tamit nag principe bu bonne gouvernance naka la war a nan la tëddee loolu yëpp ñu xool ko waaye surtout jàngal leen nu ñuy saytoo budget bi ñun dañu dugal la notion du budget participatif sensible au genre nga xam ne bu ñu tàggatee conseil municipal ba wala départemental ba pare dañuy dal di ñëw ak ñoom nag ne leen nag lii mooy doxalinu collectivité lii mooy charte bonne gouvernance dal di nag teg ay cadre de concertation yooyu dafa nekk ay kuréel yu ñuy teg ci gox-goxaan yi nga xam ne acteurs yu bokkul yi maanaam les différents acteurs ñii dañuy nekk jeunes yi ñi nekk femmes yi ñi nekk waaw ñi nekk délégués de quartier yi ak ñëpp les vecteurs d'opinion ñoom ñëpp ñu dajale leen kenn ku ci nekk nag ci sa quartier yow yaa xam fii métti yaa xam sa mbóot yaa xam sa jàngaro bu ko defee foofu lañ koy waxtaane dal di koy yéegal conseil municipal ba wala conseil départemental bi jël ko en compte ci suñuy tëgg seen budget. ba léegi ci mbirub jigéen ñi sànq yaa ngi koy wax suñuy def sa tour ci liste yenn saa yi mbirub base la waaye suñu demee ba fa la capacité da ciy ñëw te ku wax maire wax programmation wax planification wax stratégie wax itam recherche de fonds ak yeneen yu mel est-ce que COSEF noppi na ngir gën a dooleel jigéen ñi ci mbir yooyee ndax planification bi da cee am solo ngir nga mën a xam fii ak at la lañ war a mën a def lan moo fi amoon ak itam nan lañ ko war a mën a weesoo su fekkee dañoo war a wuti ji koppar ci yenn yoon dañ ko jaar ndax léegi ak 3 de la décentralisation bi buntu yooyu ubbi nañ ko communalisation intégrale bi andi ay intercommunalité ak interterritorialisation su fekkee mën nañ ko waxee noonu yooyu yëpp est-ce que yéen a ngi ci gën a bàyyi xel ngir jigéen ñi ndax wax nga ko dëgg la góor ak jigéen képp ñoom ñëpp ay def faay waaye yenn saa yi dañu gën a ay mën a tooñ jigéen ñi te wax ne su faayam génnee rek yenn saa yi joxoñ baaraam tuuma da ciy gën a yomb. waaw jigéen ñi boo xoolee engagement bi ñu am tey la gën a yokk boo xoolee yi tamit nga xool ci première application de la loi sur la parité en 2014 ci local yi ndaxte ci 2012 lañ ko jëkk appliqué ci législative yi après 2017 léegi nag fii 2014 lañ ko jëkk appliqué nga gis ne lim bi yokku na lool duñu jóge ci 15% yu toftal ñëw ba ci ay 47% yu toftal nga gis ne loolu dafa nekk jumtukaay bu am solo boo xam ne ñun parewuñu pour teg ko waaye bu ñëwee nag ci léegi ni ñuy tàggatee jigéen ñi loolu lépp li nga xamante ne lii formation bu mu laaj la ñun dañuy uti ay partenaires financiers ñoo xam ne ñooñu ñooy nos accompagnants les bailleurs de fonds ñu tutee leen les partenaires techniques et financiers les PTF loolu moo tax COSEF ci projet élection bi xaarul sax ba ñu yegsi ci phase post électorale daf ko tàmbale ci phase pré électorale dal di woo acteurs yëpp ñu waxtaan ci tànneef yi xam nga sax yaa ngi wax ci tànneef yi lu am solo la parce que bu ñuy tànn dañu war a tànn ñi nga xamante ne ñi am nañ pas-pas ci seen quartier donte li ñu am ci compétence daañu ko renforcer mais dañuy gëm
li nga xam ne mooy seen intérêt am pas-pas mën a jëriñ koñ ba mën a jëriñ gox ba ñooñu critères yooyu ñoo war a tax ñu tànn leen bañ a nag tànn ci critère njiit bi kii moo ko arrangé wala kële moo ko arrangé wu ko loolu aussi dafa war a nekk lu ñu war a xoolaat ci suñu mode d'adhésion ci parti yi waaw ndax école de parti xam nga ne amatul moo tax nag tur bee ngi fi ba léegi waaw tur bee ngi fi ba léegi moo tax nag citoyens yi nu ñuy adhéré ci parti politique yi dafa doy waar kon loolu yëpp dañ leen koy dal di jàngal loolu yëpp partenaire au développement yi partenaire financier yi ñooñu ci accompagner di wax rek ne ñun ci suñu lancement ba booba c'était le 15 décembre au King Fahd Palace ci la ñu dal di génnee guide bi nekk lu am solo guide bi mooy maanaam livre voilà livre de chevet la boo xam ne jigéen ñi dañ leen ko génneel ak góor ñi sax maanaam damay bëgg wax ni citoyen bépp képp kuy citoyen c'est bien de le spécifier d'accord nañu gis ne jigéen moo nekk ci kanam parce qu'on comprend ko c'est la waaye ci biir téere bi amul distinction de genre en tant que tel ñëpp lañ ci jox ay jàngat mu am téere mu nekk téere bu am solo boo xam ne ñëpp mën nañ ci jàpp ñoo ngi ci de année boo xam ne mën nañ jàpp année électorale parce que ñoo ngi jóge ci local yi war a dem ci législative yi te pencum ndawi réew ma fa la ñuy wotee loi yi war a doxal réew mi lépp loo xam ne réew mi da koy soxla ngir mën a jëm ci kanam itam foofu lañ koy jaarale budget yeeg lépp li xam ne réew mi daal dina ko yittewoo est-ce que itam yaa ngeen koy waajal ba jigéen ñi wàll gi xam ne am nañ ko ci ñu gën ko mën a amaat parce que beneen laaj dafay taxawaat foofu mooy yan jigéen la ñu war a yóbbu ci pencum ndaw réew ma est-ce que parce que amuñu ay assistant parlementaire wala assistant parlementaire pour député yépp est-ce que jotul ñu toppatoo déjà ñi xam ne ñoom ñooy nekk ci liste yi ak nan lañ leen di outiller ba bés bu ñu demee assemblée du nekk pour yëkkati loxo rek wala tàccu. waaw xam nga loolu mooy la qualité de la représentation. Au-delà de la participation bi nga xam ne COSEF ànd si ak organisation société civile yépp foofu ma fàttali nag ni COSEF dafa am benn comité bu ñuy wax le comité de suivi de la loi sur la parité mu ngi ko créé depuis 2006. maanaam jigéen ñëpp organisation faîtières yi fa la ñu tase les organisations ñi nga xam ci àq ak yelleefu jigéen ñi la ñuy yëngu. loolu lépp rek pour mën a accompagner femmes yi donc di wax ni qualité représentation boobu dafa laal lu bari. waxoon naa la ko sànq ni ñuy tànnee. parce que parti yi ñooy dal di defar seeni liste. xam nga tànneef boobu nag dafa xaw a am problème parce que bu fekkee teguñu ko ci critère compétence ak critères yi nga xam ne mooy ñi nga xam ne comme ni ma la ko waxee gëm nañu am nañ pas-pas pour seen réew ñu tànn ci nu mu leen neexee loolu dina indi gàllankoor ci qualité représentation ba ca des tamit comme nuñ ko waxee accompagnement formation bi bàyyiwul kenn bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen waaw ci biir loolu nag ñun moo tax ñu ne nañu teg programme bi nga xam ne mooy accompagnement des élus maanaam mooy phase post-électorale ni ñu koy defee ci collectivité territoriale yi ñu ngi waajal fi mu ne nii élection législative loolu aussi dinañu am programme ñu am benn programme boo xam ne FAO la donc ci Afrique de l'Ouest dañuy ñëw am si aussi ñun COSEF lëkkaloo ak parlementaires yi pour ñu war ci dawal li nga xam ne mooy seen ay formation tàggat leen ba nga xam ne ñoom it dinañu am seen taxawaay boo xam ne fu ñu leen di xaree askan wi di xaaree ñu mën faa wuyoo waaw. sant ko bu baax gërëm ko temps bi daa xaw a néew waaye beneen yoon incha allah ñu gën ko mën a yaatal ak madame Bintou Sidé Diallo nekk secrétaire exécutif bu conseil sénégalais des femmes maanaam COSEF ñoom ñoo xam ne ñooy taxaw jigéen ñi waaye mën nañu wax élu yëpp rek ngir mën leen gën a xamal seen liggéey waaye itam lan moo leen di xaar waaye formation ak itam droit mbirum parité mi xam ne Sénégal da ko adopté ci atum 2010 ba léegi itam ñu nekk mbir yoo xam ne ñoom ñu ngi ci gën a bàyyi xel ànd ci ak waa office national pour la parité waaw en 30 secondes rek ndax waa régie ñoo ngi may laaj antenne bi waaw di fàttali rek ni jigéen ñi waajal nañ leen pour que en cas de violation de la loi ñu mën a xam nu ñuy def maanaam saisine bi bu ko defee ñoom dañuy dal di dem ci seen préfecture déposer fa recours yooyu ni ñu koy defee jaarale ko bu dente ne uyuwuñu parce que foofu préfet bi moo dal di war a yéegal ci cour d'appel bi
cour d'appel bu fekkee aboutirul ñu dal di koy jàllale ba cour suprême loolu yëpp di wane ne délai yëpp yi ñu ko war a defee ak yëpp jàngal nañ leen ko di wane rek ne jigéen ñi waaj nañ seen bopp pour que en cas de violation de la loi sur la parité ñu am seen taxawaay waaye tamit COSEF waajal boppam pour que fi mu toll nii programme yi ñuy teg dal di yëkkati jigéen ñi ba nga xam ne dinañu am taxawaay bu dëgër ci biir collectivité yi. taxawaayu jigéen su amee solo ci gox-goxaan yi réew mi mën nañ jàpp ne dina gën a jëm ca kanam ndax ñoom ñoo nekk à la base jox leen dig daje mbokk yi ëllëg incha allah beneen ponk bi ñu waxtaanee ci seen bloc d'information laata léegi ñu seetaan tuuti publicité laata ñu egg si ci xibaaru nasaraan yi ak Adama Anouchka Ba merci beaucoup.